bi ñu njëkkee nag mooy Cheikh Oumar Diagne bu leen fàtt ne tey lay def 50 jours si biir prison bu Rebeuss mu nekk chambre 38. Macky Sall dafa teg ay pexe yabal fa ay cadre APR ak ñoo xam ne ñu ngi si biir Benno Bokk Yaakaar pour ñu dem waxtaan ak Cheikh Oumar Diagne pour négocier ak moom comme ni ñu ko yàggee defee si heure bu ñu jàppee activiste wala ñu jàpp opposant boo xam ne daf leen a sonal. ki si njëkk mooy Abdoul Mbaw yaakaar naa semaine bee passé la dem na Rebeuss pour gis ki nga xamante ni nii mooy professeur Cheikh Oumar Diagne te Abdoul Mbaw bu fa demee dafa dem si ndigalul Macky Sall mais nag heureusement Cheikh Oumar Diagne daf ko résister parce que Cheikh Oumar Diagne jamono bi ñu toll daf ne képp koo xam ne ñëw nga di ko visite nangul na la nga dugg pour seet ko waaye képp koo xam ne da nga bokk si mouvance présidentielle bi maanaam da nga bokk APR wala Benno Bokk Yaakaar daf ne sax bu mu dugg parce que bu duggee du ko gis kon Abdoul Mbaw dem na fa ngir négocier si ndigalu Macky Sall président de la République pour mu négocier ak moom lañ fa doon négocier nag kenn xamu ko parce que comme jot a toog ak Cheikh Oumar Diagne mënu ma ne lii la fa wax wala lii la fa wax waaye en tout cas daal li leen mën a waxal te xam ko te mu leer ñu naññ te mu génn si gémmiñu professeur Cheikh Oumar Diagne mooy que ne ay cadre APR kenn ki di Abdoul Mbaw jëm na fa dem ngir gis ko ngir mën a waxtaan ak moom xool naka la ñuy fexee pour négocier ak moom lépp loo xam ne laaj na leen ko wala lépp loo xam ne soxla na ko ñu def ko ak moom mais nag bu fa jugee day noppi si li nga xam ne mooy mbirum góor jigéen ci Sénégal. parce que bu leen fàtte ne élection yi ñu passé muy élection locale yi Macky Sall bi mu jàllee dafa am ay imam yoo xam ne daf leen a woolu biir palais bi mu doon wooloo mu ne leen gis nañu ne kat élection yi passé li tax Benno Bokk Yaakaar ñàkk ko parce que dafa am ay nit yu jug di campagne. ne ñoom Macky Sall day dooleel góor jigéen loolu moo tax ñoom ñu perte élection yi daan leen nag bëgg naa ngeen dem si ñëpp koo xamante ni sénégalais nga wala yéen ñuy xutba si jumaa yi ngeen def ko seen yitte ne leen sénégalais yi ne leen Macky Sall kat nekkul di daganal góor jigéen doxul si mbirum góor jigéen te fekk maa ngi fi góor jigéen du mas a am doole Sénégal waaye ñun xam nañ ne Macky Sall bu waxee loolu dafay fen parce que pourquoi ma ne dafay fen mooy depuis 2014. gis nañu jéego yi nga xam ne nguuru Sénégal mi ngi koy def ngir dooleel góor jigéen ci Sénégal dafa am lu am bi passé muy dama gis bi affaire Gana Gueye bi ma gis Aly Ngouille Ndiaye bind ci page Facebook am ne day jàppale Gana Gueye maanaam ne si Gana Gueye quoi ne moom day jàppale Gana Gueye si ndax conviction yi nga xam ne gëm na ko pour bañ a porter li nga xam ne mooy LGBT. waaw Aly Ngouille Ndiaye bul fàtte ne depuis 2012. yaakaar naa mu depuis 2012 2013 mu nekk ministère de l'intérieur li ëpp si ay récépissé góor jigéen ci Sénégal Aly Ngouille Ndiaye moo ko joxe donc moom moo taxaw ne day soutenir kenn koo xamante ni nii dafa bañ a porter li nga xam ne mooy LGBT. donc xoolal naa fekk googu noonu suñu homme politique yi donc di suyee ak ñun teew ngay joxe ay récépissé góor jigéen ba pare taxaw ne maa ngi dooleel koo xamante ni nii donc dafa mën a porter li nga xam ne mooy góor jigéen. léegi nag loolu day wane naafeq ak ñàkk a wekk ak ñàkk respect gi nga xamante ni ni nguuru Macky Sall ni ngi ko nekkee fii depuis 2012 ba jamono bi ñu toll nii ñun nag amuñ benn problème ak moom mais ki ñu amal problème mooy ki nga xam ne mooy jël ay récépissé di ko jox ay góor jigéen parce que mënoo jël récépissé jox ko góor jigéen fii si Sénégal ne ko mën nga am nga droit def sa base def sa mouvement def lépp lu la neex ba pare am siège ba pare nga ñëw taxaw ne maa ngi soutenir koo xamante ni ay góor jigéen ñoo koy néewal doole donc loolu c'est pas du tout sérieux léegi nag ginnaaw ay cadre APR yi nga xam ne ñi ngi dem prison bu Rebeuss si li professeur Cheikh Oumar Diagne wax ne dañ fa dem donc pour bëgg a wax ak moom Cheikh Oumar Diagne li mu teg dafa kaleer dafa leer naññ te kenn mënu koo dugal si ay caaxaan wala affaire ñàkk fayda moo tax daf na leen képp koo xam ne daf fi ñëw te bokk APR bokk si mouvance présidentielle bu leen ko bàyyi mu dugg parce que bu duggee tamit du ma gis loolu mooy fulla ak fayda parce que nag du ma nangu nit ki nga nekk di kaas wala di xeex li nga xamante ni mooy ay valeur pour ñu garder suñu ay valeurs yi nga xam ne suñu mag ñu baax yi dañ ko bàyyi fii Sénégal ay nit jàpp la tëj la pour neexalee ko ay góor jigéen ba pare wëlbatiku ne day ñëw waxtaan ak yow pour corrompre la pour ne la loo bëgg ñu defal la ko pour ñu mën la bàyyi Cheikh Oumar Diagne bu nangu woon tey Abdou Mbow gisoon ko korog fekkoon nangu woon na Abdou Mbow duggoon si biir prison bi gis ko bu fekkoon ne nangu woon na yenn cadre APR yi nga xam ne ñoo doon ñëw di ko seet ñu gis ko heure bi génn na si biir prison bi waaye nag boobaa day perte dañuy dem
parce que nañ waxante dëgg mooy lenn si am mooy da ngay nangu ñu gis la da ngay nangu ñu waxtaan ak yow da ngay nangu ñu toog ak yow waaye nag say valeur moom doo tax toogati fenn si télé ak rajo yi naan non garder ay valeur non non. Cheikh Omar Diagne pour wax leen yéen Sénégalais yi ngeen xam bokk na si nit ñi nga xam ne ñoo gën a dëggu si Sénégal waaye bokk na si nit ñi nga xam ne ñu dañu seen ngëm-ngëm tellement que dafa jéggi dayoo te seen ngëm-ngëm bu ñu xasee ba gëm dara ba di ko xeex dara mënu leen see jëlee. xam naa ñoom nag dañu jàppoon ne Cheikh Omar Diagne xam nga mook sama classe bi ñoo yem amuñu dara dañuy xam nga dañuy taqale taxawaalu Cheikh Omar Diagne dafa am lépp loo xam ne nit daf ko war am li ñu jàppee sutura maanaam li ñu jàppee sutura la mooy nga am xaalis am kër am ay jabar ak doom am ay oto am loolu Cheikh Omar Diagne loolu lépp daf ko am ba pare maanaam Cheikh Omar Diagne lépp loo xam ne sutura loolu maanaam li nga xam ne dañ naan nit ki bu ko amee mën na dem toog këram Cheikh Omar Diagne loolu lépp daf ko am waaye nag daf ne Sénégal sama réew ak samay valeurs yi nga xamante ne nii sama mag ñu baax ñi bàyyi woon na ko fii sama réew moo ma gën a lépp lu ma mën a am si àdduna loolu moo waral tey mu nekk si kaso bii mu nekk nii. léegi nag loolu noonu xeex na ko ba egg fii nii du nangu kenn di ñëw di ko yàqal si ay corruption ay guerre ay baare yëgoo parce que Macky Sall loolu rek la fi nekkee. ginnaaw nag bi Macky Sall bi Cheikh Omar Diagne révisé ne ki nga xamante ni mooy Abdoul Mbow du ko gis si biir prison bi ak cadre APR yi gars yi ñi ngi teg yeneen pexe. pour xool feneen fuñ mën a jaar pour mën a dem gis ko pour mën a waxtaan ak moom mu am lu mu bàyyi ñoom it ñu am lu ñu bàyyi ñu mën ko génne si kaso maanaam li pour leeral leen ne leen si Sénégal du procureur wala du doyen de justice wala du magistrat yi ñoom ñoo toog naan dossier bii lañ war a àtte bii waruñu ko àtte kii diw lañ koy bàyyi kii sangam non non loolu amu fi xam nga lan moo fi am mooy Macky Sall moom mooy jàpp nit ñi di leen tëj si kaso bi bu demee ba bëgg leen a génne leen si biir kaso bi te kenn mënu si dara. Sénégal fii justice bi indépendante wu Sénégal fii magistrat yi amuñu dara lu ñuy dogal ci justice bi Sénégal fii nii doyen de justice procureur amuñu dara lu ñuy dogal ci justice bi kenn rek mooy dogal muy Macky Sall président de la République moo toog ci justice bi di def lu ko neex te kenn du wax. barki démb dañu conseil constitutionnel dañu valider li nga xam mooy liste Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan bi ñëpp di tàccu bravo parce que loolu mooy li norme waaye nag. pour wax leen gis ngeen conseil constitutionnel bii nii validé liste Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp di tàccu boo léegi moom mooy validé troisième candidature bu Macky Sall parce que bu leen fàtte ne même conseil constitutionnel moo validé woon li nga xamante ni mooy troisième mandat bu Abdoulaye Wade donc loolu entre parenthèses la rek pour ñu ñëw quoi pour ma wax leen ne leen ay conseil constitutionnel sax ñoom du ñoom ñooy toog di toogal wala di wax non non ñoom ñëpp Macky Sall moom moo fa nekk moom moo naan leen def leen lii ñu def ko bu leen def lii ñu duñ ko def léegi nag comme que Cheikh Omar Diagne dafa révisé ne bu ko benn membre APR gis parce que Abdoul Mbow bu fekkee mi ngi seetaan live wala ku ko xam di seetaan live bi na dem laaj Abdoul Mbow ne ko prison bu Rebeuss lan la fa doon def pour gis Cheikh Omar Diagne xam nga ñun li ñuy wax du loo xam ne dañuy toog di inventé di ko parce que bu ñu ko waxee li ñu fi nar a fekk xam nañ ko muy diffamation mën nañu fekk parce que mën nañu dem porte ñu plainte boobaa ñooy am problème Abdoul Mbow dafa dem prison bu Rebeuss si ndigalul Macky Sall pour gis Cheikh Omar Diagne pour négocier ak moom Cheikh Omar Diagne ne garde yi képp ku bokk APR bu mu dugg parce que bu duggee tamit du moo ko réservoir barki alxuraanul karim kooku moo am ay valeur kooku moo am ngëm-ngëm li jëntuwu leen nañu ko tëj 10 ans mais du tee li ñu doon xeex tey la koy gën a xeex fi mu taxawoon fa lay gën a taxaw te kenn du ko fa jëlee. léegi nag am na ñeneen ñu ñu woo si affaire bi appareil Abdoul Mbow ak cadre APR yi am na ñeneen ñoo xamante dañ leen a woo ñoo xamante nii donc ay sëriñ lañ donc jox naa leen respect trop pour ñu ñëw porte plainte waat Cheikh Omar Diagne lu mat 37 plainte yoo xam ne gars yi dugalaan nañ ko mais heureusement Cheikh Omar Diagne bi ñu ko wooloo fi nga xamante nii mooy dégg su bu ma juumul pour mu wax ci plainte yooyu noonu jëlee ko prison bu Rebeuss parce que si semaine bii passé la tombeek avocat yi ñoom nekkuñu fi woon bi mu demee wuyu ji tamit ça se passe bien parce que ku xam Cheikh Omar Diagne xam ne nit la koo xam ne lépp loo xam ne woo nga ko ci wala lépp loo xam ne wax na ko rek ay da ciy dëggu te da ciy taxaw te du dellu ginnaaw si dara amul dara lu muy ragalee kenn bi mu demee wuy ji na ñu déglu ko après ñu bàyyi ko mu dem parce que xam nañu ne plainte yooyu gars yi doon dugaluñ ko ngir seen sangu dugaluñ ko parce que Cheikh Omar Diagne daf leen a saaga wala Cheikh Omar Diagne daf leen a diffamé mais dañ ko dugal parce que état bu Sénégal moom mooy dem di wëri ay nit ñëw naan leen plainte leen Cheikh Omar Diagne si lii waxoon na lii defoon na lii di xool ay vidéo kii wax na mas na wax sëriñ bi lii mas na wax lii mas na ŋàññi kii mas na ŋàññi diw loolu lépp liggéeyu état du Sénégal la moom moo nekk si loolu di ko defloo ay sëriñ bu ko defee ñuy dugalaat ay plainte contre Cheikh Omar Diagne mais billaahi wallaahi wa taalaahi dañuy sonal seen bopp mënuñu si dara dëgg rek mooy dëgg te dëgg rek mooy mujj Cheikh Omar Diagne kenn du ko humilier Cheikh Omar Diagne kenn du ko ñàkkal fayda personnalité bi mu am si bëtu sénégalais yi parce que yàgg di xeex di défendre ay valeurs loolu am na ko ba pare nekk combattant nag
Cheikh Oumar Diagne man bu ma doon jël exemple ñi nga xam dañuy xeex ay valeurs Sénégal dama naan kenn gënu ko nekk combattant xool leen manifestation waxuma la Cheikh Oumar Diagne waxuma la ay manifestation ay mois de mars nga xam ne ñëpp a génnoon ay manifestation yu siiw yi mais Cheikh Oumar Diagne manifestation yoo xamante ni sa amul benn nit parce que photo yaa ngi publié naa ko boo demee sama page Facebook bi di nga ko gis da nga koy gis day ñëw teew moom dafa gëm Sénégal la gëm parce que manifestation bu ñoom kilifa bii mujj dafa ñëw teew ak bi ñuy xeex du dugg seer bi donc dafa nekk koo xamante ni nii du rek day xaar ni ñëpp jug rek mu jug mais dafa gëm ne lépp loo xam ne laal na Sénégal moom dafa war a jug taxaw kon kooku dafa soxla suñu ndimbal ñu jàppale ko dafa soxla ñun askan bi ñu taxaw xeex ngir ko ñu libéré ko ci kaso bi mu nekk parce que teewuñ ko fa dara lu dul jaay doole rek moo tax ñu téye Cheikh Oumar Diagne ci kaso bi Macky Sall moo ko fa téye pour heure bu ko bëggee bàyyi mu bàyyi ko parce que gis nañu barki démb Macky Sall dalal benn góor jigéen ci palais bi yéen ñëpp gis ngeen photo yaakaar naa ne diratul sax ñu fiy del si waat mais à part góor jigéen bi Macky Sall dalaloon barki démb ci palais bi am na beneen góor jigéen boo xamante ni mooy ki nga xam mooy premier ministre Canada Macky Sall daf ko dalal ci palais bi ñoom ñëpp xam nañ ne ay góor jigéen la yoo xam ne nëbbatuwuñ ci àdduna parce que dañu marié am ay jëkkër ay góor quoi Macky Sall di leen dalal suñu palais bi ci même temps mu ne moom day xeex ay valeurs ci même jamono boobu mu ne moom fekk mi ngi nekk président góor jigéen du mas a am doole Sénégal loolu Macky Sall bu ko waxee waxul dëgg moom mooy dooleel góor jigéen yi moom mooy bàjjalu góor jigéen ci Sénégal moom mooy tax góor jigéen yi di am doole ci Sénégal fi may tëjee live bi nag mooy di wax bépp sénégalais képp koo xamante ni nii da nga gëm ay valeur képp koo xamante ni nii da nga gëm ne suñu Sénégal ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp képp koo xamante da nga gëm ne góor jigéen warul am doole Sénégal élection yi nañu leen boycotté bu ñu voté benn liste benn bokk yaakaar parce que ñoom ñooy taxaw di dooleel góor jigéen yi parce que ñoom ñoo taxaw bi suñ mun taxaa pare pour signer pétition ne nañu daganal nañu criminaliser góor jigéen Sénégal Serigne Mbaye Sy Mansour bi mu taxawee signer pétition ne nañu criminaliser góor jigéen Sénégal bi nga xamante ni jàngu bi muy chrétiens yi ñoo taxaw ne nañu criminaliser góor jigéen Sénégal ñi ko bañoon ñenn kese la muy waa kër Macky Sall muy 9 députés ñoo xam ne Macky Sall moo leen yabal Assemblée nationale ne bu leen àggee na ngeen réciter loi bi bu mu jàll parce que bu ñu ko voté rek mooy suñu torox tàngee parce que ñoom li ñuy dundee yëpp dañ ko yaakaar ci góor jigéen ñi dañu jàpp ne góor jigéen ñi ñoom ñooy joxe nguur dañu jàpp ne góor jigéen ñi lépp loo xam ne alal boo xam ne am nañ ko wala wërsëg wala lu mën doon dañu jàpp ne góor jigéen ñoo leen koy jox parce que gëmatuñ sax yàlla suñu borom mais góor jigéen lañ gën a gëm ko yàlla loolu lépp nag ci Lamine Niass daf ñu ko waxoon mais bàyyiwuñ ci woon xel ci Lamine Niass nee woon na Sénégal référendum 2017 mu ne gis ngeen bis bu ngeen dosoloo ba wii bi gagné noo bi jàppale ne di ngeen dund bu metti boo xam ne mosu leen koo dund te jàppale ne li ngeen dund yëpp ay kii la rek ay escalier la yoo xam ne dañuy teg pas par pas rek parce que bi gën a kawe rek mooy gën a metti gis nga escalier boo yëg boo commencé di yëg doo yëg coono mais le fait que ngay gën a dem di gën a kawe rek ba mujj day fekk nga sonn nga toqi ci Lamine Niass yëpp waxoon nañu ko tey nag conséquence mooy ñëw di ñu dal nii ñu gis Macky Sall di dooleel góor jigéen te mënuñu si dara suñu palais bi nga xamante ni nii yenn saa yi nga dem ci murid ñu nan la maanaam bërëbu maam Cheikh Ibrahima Fall la woon ñu gis ne foofu léegi Macky Sall daf ko soppi foo xamante ni fa lay dalalee ay góor jigéen ak ay sàcc ak ñoo xam dañuy daw ak ay liste Macky Sall ñooñu la fay dugal tey ñoo xamante ni dañu daw ak ay liste ñoo xamante dañuy jublan ñoo xamante dañuy nekk réseaux sociaux yi di saaga ak ay góor jigéen yoo xam ne ay góor jigéen international la léegi ñooñu la Macky Sall dalal ci palais boobu noonu ñooñu la Macky Sall dalal ci palais boobu noonu nga xamante ni dañu ne Mame Cheikh Fall dafa am wàll parce que dafa am lu mu fi defoon ñu war a taxaw mu doon loo xamante ni dañ fi war di dalal ay kilifa diine ay nit ñi jub ay nit ñi défendre ay valeur tey ji ku mel ne professeur Cheikh Oumar Diagne waroon nañ ko mën a dalal ci palais boobu nga xamante ni Sénégal yëpp ñoo ko bokk mais Macky Sall deful loolu ay sàcc la fay dalal ñoo xam ne ay nit lañ ñu nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ay Koura Macky ay Demba Macky ak ay ñoo xamante ni ay góor jigéen lañ ñu leen dalal suñu palais boobu noonu ñun ñëpp ñu taxaw di ko seetaan moo tax ku nekk si ñun Sénégal yi nañu jàppale professeur Cheikh Oumar Diagne bu leen kenn dugal si yeneen détail gis nga gars yi billaahi wallaahi bépp détail bu ñu leen di wax naa leen ay day def lii day saaga non non loolu lépp amul Cheikh Oumar Diagne ku ko gën a bëgg Serigne Touba man gisuma ko Cheikh Oumar Diagne ku ko gën a bëgg suñu mag ñu baax ni man gisuma ko parce que daf koy dund ma koy gis boo toogee ak moom mu lay firil li nga xam mooy xasaay du Serigne Touba yi billaahi wala da nga naan kii nii xanaa dafa yaroo si murit yi parce que tellement que daf fay jàng moom façon bindu Serigne Touba daf la koy wax ne la moom façon bindu Serigne Touba moom daf koy yéem maanaam dimension bi Serigne Touba di bindee moom daf koy yéem parce que mosul gis ku mel noonu parce que dafa bokk si ñi nga xamante ni xam nga tey gars yi bu ñu toogee si rajo ak télé yi di jël exemple si bindkat yi dañ naan la ay sensibiliser ay ñoo xamante ni sax yow boo ñëwoon laaj leen xale bi
ki nga xam ne jàng na ba dem université sax du leen xam ay Thomaso ñooñu lan lay wax. mais Cheikh Oumar Diagne dafa bokk si ñi nga xam ne boo toogee ak moom di waxtaan ak moom day jël exemple ci Serigne Touba parce que bu leen fàtte ne gis ngeen ñi ñu jël exemple Touba bi di wax li ñu bind ñoom ñëpp tubaab yëpp nag laa la wax muy anglais yi américains yi muy français yi muy canadiens yi muy ñoom ñëpp boo boole woon li ñu bind nga teg ko ci balance nga jël li Serigne Touba bind ñoom ñëpp daf leen di daaneel parce que Serigne Touba bind na 7 tonnes 500 ak li nga xam ne kenn xamul fan la jaar Cheikh Oumar Diagne loolu la gëm Cheikh Oumar Diagne loolu lay jël exemple waaye bokkut ak ñi nga xamante ni buñ toogee ay Thomas Hobbes lay jël exemple ay John Locke ñoo xamante ni ay dañuy bind ay nii la société war a bindee nii la état war a doxee ñoo xamante ni xamuñu dara ñooñu la ñuy jël exemple suñu télé ak rajo yi ay suñu comme ay intellectuel ku mel ne ay Cheikh Yérim Seck nga xam dañ naan bokk na si intellectuel yi gën a kawe Sénégal ñooñu lay jël exemple Cheikh Oumar Diagne dafa bokk si ñi nga xam ne bu toogee day jël exemple Serigne Touba Maam El Hadji Malick ak ñeneen ñeneen parce que Sénégal la gëm parce que nationaliste la parce que dafa gëm ne li nekk Sénégal nekkul si benn dëkk kon bu leen kenn jaxase bu leen kenn dugal ci ay détails Cheikh Oumar Diagne dafa gëm suñu mag ñëpp gëm ne dañu war a jël njàngale mag ñi jàngale ko ci Sénégal bu ñu bëggee avancer Cheikh Oumar Diagne dafa gëm ne système bi nga xamante ni moom la fi Baye Niass tegoon Serigne Touba teg ko fi Maam El Hadji Malick teg ko fi dañ ko défendre dafa gëm ne si loolu lañ mën a sukkandiku pour développer mais mun ñëw sukkandiku si ay tubaab pour développer. loolu nag moo ko yóbbee li mu nekk yépp di wax ne bu leen kenn dugal ci ay détails nañu jàppale professeur Cheikh Oumar Diagne mu génn ci kaso bi nañu xam ne ay góor jigéen ñoo ko téye fee mu nekk waaye du ay diffamation kay insulte publique ay góor jigéen ñoo ko téye fee mu nekk parce que Macky Sall daf ko téye pour neexale ko ay góor jigéen ni mu jàppe woon terroriste Imam Ndaw ni mu jàppe woon Imam Ndaw yóbbu ko camp pénal pour wax américains yi ne leen jox leen ñu financement parce que jàpp nañ ay terroristes fii ci Sénégal gars yi dugal leen ay financement yu bëri noonu la jàppee Cheikh Oumar Diagne pour wax góor jigéen ne leen ki leen gënoon a sonal jàpp nañu ko mi ngi fii ci prison yi bu ko defee gars yi mën nga gën a dugal ay financement donc live bi tey loolu la woon maa ngi leen sant leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah